dañoo amaloon tey jii CLD bi mu bokk ci waajtaayu tabaski édition 2020 muy presque gulet mën naa leen wax ne parce que daaw 2010 daaw jéeg 2019 bu mu fi ñëwee kenn organisé wu fi CLD dañu doon def CRD bi rek CLD c'est affaire u tabaski mais dem ba organiser CLD am na lu ko waral nag ñëpp xam nañ ko d'abord mooy mbas mi. Touba nag dafa di dëkk bi nga xam ne bii nu ko chef de service départemental de l'élevage bi wax rek Touba bu amee xar rek bu xar manqué wul Touba rek daanaka Sénégal yëpp am nañu xar ndax tolluwaayam si nit ñi fiy ñëw di julli si parce que Dakar moom bu ñuy tëjee rek ñu bari bu ñuy génnee Dakar rek Touba la ñuy dem fii la ñuy julli see tabaski xaru tabaski yi war nañoo ñëw nu baax a baax a baax fi ñu toll nii nag temm toll nañu si 30 000 xar yu ñu recensé gum fii si département bi depuis démb lañ ko recensé te objectif principal bi nga xam ne bii moom la ñu soxla si jur si mouton de tabaski dem na ba 120 bu ñu amee 120 xar rek maanaam mën nañu wax ni tabaski bi du manqué xar si Touba du manqué xar tamit si Sénégal donc 120 000 yooyu ñu ngi si dox nag xam naa ni am na ñu bari ñu ngi leen woo nee nañu ñi ngi ñëw ñu ngi si yoon bi donc nañu ñëw dal ak jàmm donc dara lii comme que nu mu leen ko waxee rek ren c'est une édition spéciale parce que dañuy célébrer tabaski bi si biir mbas mi si biir nawet en même temps donc ñu doon xalaat donc matuwaay yi nga xam ne bi moom la ñu war a jël si daral yi d'abord mu doon ay matuwaay yi nga xam ne bi d'abord wàllu sanitaire la des mesures sanitaires dina am matuwaay yi nga xam ne bi ñu ngi koy jël si organisation matérielle yi nga xam ne bi moo war a am si daral yooyu am na tamit matuwaay yi nga xam ne bi ñu ngi ko war a jël si wàllu sécuritaire donc muy doon donc matuwaay yooyu yëpp ñu war ko jël pour que daral yu yëpp mën a fonctionner ñu fa andi seeni ay jur ñu mën leen recenser ñu inscrire tamit comme ni ko service de l'élevage wax boo àndee sa jur wàccee sa camion da ngay inscrire ñu xam ne jur gi ñëw na boo amee jur boo mënti andi si daral bi dañu war a inscrire jur bi ngeen soog a mën a taxaw parce que waa daral bi xanaa daañu la dalal bokk voilà ngay jaay sa jur dañ lay dalal si daral ba pare nga soog a mën a taxaw nag ñu xam foo jógee ak foo mënti nekk fa nga fàqee ko fa nga bokk ak say référence ngir ëllëg ñu mën a saytu mën na am càcc bu ñu annoncé fenn fekk moom jaar na foofu si daral boobu yooyu yëpp donc matuwaay yi nga xam ne bi yéen ñi jiite daral gi da ngeen ko war a jël si seen i béréb yooyu li si des nag moo di lu am solo aussi surtout ren ji dañoo am yoon bii nga xam ne bi mooy 2 voies yi jëm ci mosquée bu mag bi dañu ne kenn du fi jaay bu fi xar taxaw di jaay na leer nañ police tamit ak gendarme police dañ si jël seeni matuwaay daan nañu bàyyi nit yi di fi def di fi taxaw di jaay ku nekk à la sauvette même mais yooyu mënul am ndaxte moo tax ñu amal beneen daral fële si daralu raay bi ànd naa fa ak maire ak El Hadj Ndiaye programme def nañ fa benn tournée déjà wax na sax déjà nan la ñuy mettre en des conditions pour que nit yi mën fa jaay nit yi mën faa jënd mu nekk daral raay bi donc wër nañ fa am na lu ñu fa war a def donc si wàllu courant lampadaire yi ñu fa war a def projecteurs yi je pense que Sénélec waxtaan nañ see ak ñoom daañu fa yóbbu ay poto tamit ñu defar foofu ba mu baax n'est-ce pas ñu mën tamit di fa jaay am na nag yeneen daral yi nga xam ne bi yàgg na Touba daralu Kër Kàbb ay daral yu officiel am na yeneen daral tamit yi nga xam ne bi c'est des daral officiel daral Ndindi am na daralu Madiana boo ngeen gisee ni sax tëjuñu leen parce que ay daral yi nga xam ne bi duñu ay daral officiel c'est par rapport ak mbas mi ni may wax nii rek parce que bu ñu leen tëjee dankaslo bi day gën a bari si yeneen daral yi moo tax te foofu dañu war a yaatal ñu war a kii mesures yi ñu war a jël yi nag sanitaire moo di daral yi d'abord mais yi dana siy taxaw dina am lu muy jàppalee daral yi si wàllu eau de javel si raxuse yeeg yooyu ak kii waaw dina am tamit ñeneen tamit même police taxaw na pour jàppale leen ak beneen kii nga xam ne bi dañu am ay masques yi ñu bëgg a jàppalee daral yi man si sama wàllu bopp tamit danaa leen appuyer si ay masques ñi nga xam ne bi ñoom ñoo yore daral yooyu dinaa leen appuyer si ay masques bu ko defee yéen it ngeen xool parce que ku fa war a dugg si daral bi da nga war a set da nga war a raxasu
kuy jënd xar di ñëw balaa ngay dem di laal ay xar du laale yooyu keneen ñëw di laale yooyu ñuy laal xar yi foofu nag mën nañ fa déposer jàngoro jooju ñu tuddee Covid 19 ñu koy wàllante bu boobaa te bu loolu la ñuy ragal moo tax ñu ne daral yi nañu jël ay mesures sanitaires bokkul nag yooyu mesures individuelles yi nga xam ne ku nekk war na takk maskam ak di raxasu mais y a des mesures d'hygiène collective nga xam ne nit yi ñooy bokk di ko sàmmante seen i biir yooyu yéen ñi yore daral yi ngeen bàyyi ci xel daral yi dañu fa respecter les mesures barrières parce que ku fa nekk solo masque taxawaalu foofu ba police ñëw jàpp la da lay verbaliser bu ko defee ngeen nekk fii di wax amuñu xaalis tabaski kët alors que un homme averti en vaut deux wax nañu sensibiliser nañu jàngoro bi mi ngi fi bu nit yi foog ni Sénégal wér na Covid 19 tey la gën a xuus ci réew mi nañu moytu te ragal nañu ni bu tabaski bi weesoo suñu respecté wul mesure d'hygiène yi mesure barrières yi day exploser suñu kaw nag mu andil ñu nag beneen programme bi nga xam ne bi nag daañu fi nekk di faju jëmale encore ci 2021 nañu moytu faggu moo gën faju donc mesure sanitaire yooyu daañu ci jàpp maire dañu ci jàpp man dinaa ci jàpp ak ñeneen daañu ci jàpp daañu ànd ak yéen jàppale leen ba li nga xam ne bi tabaski bi daal daañu ko mën a amal ci jàmm ba ñu weesu ko te fekk kenn du ci loru beneen mesure bi mooy mesure yi nga xam ne bi matériel yi nga xam ne dañ koy jël ci kii bi ci daral yi comme par exemple éclairage public waaw daañu fa yóbbu courant daañu fa am bu doy n'est-ce pas pour que lépp li nga xam ne bii guddi ak bëccëg fu nit toll daañu la gis waaye tamit am na aussi toujours yeneen mesures yi nga xam ne bi matériel mooy bassin yi ñu war a remplir yooyu je pense que Sénélec hydraulique dina ñëw dina xool bassin yi nga xam ne bi am na ay daral yu yore ay bassin comme Kër Kab n'est-ce pas ak Ndindi yooyu daañu leen koy rootal daañu leen di jàppale ci ndox donc fii nag nga xam ne bi mooy daral bu bees bi ñuy tudd ko daral raay bi moom daañu fa dem dina fa def visite ba xool yan disposition la fay jël pour que ndox du manqué foofu waaw xont bi tamit parce que ku ne tamit tabaski tamit ay xontal xar yi bu ñu ñëwee dañuy lekk dégg nga je pense que moom wax na ko nee na joxe nañu foofu lu toll 13 tonnes appuyé nañ ko kii bi seen bureau bi ñoom sëñ Mamor Diarra wax na ko donc c'est de élevage wax na ko yooyu yëpp tamit daañu ko mettre seen disposition pour que ñuy ñëw ñi di soxla xont ñu mën leen jaay xont ñu mu gënee yomb toujours si wàllu organisation matérielle mairie tamit dafa am li nga xamante ne bi moom teggi na ko mooy taxe xar yi dañuy taxe ku ñëw wàcc dañ lay taxe yooyu dañ ko aplanir dañ ko wàññi dañ ko bàyyi jiiru opération tabaski bi ba bu muy jeex kenn du fay kii waaw waaye nag dafa war a am jeexital si prix wu xar yi tamit waaye maire di ñëw jël ay mesures yooyu yëpp jàppale ko pour vraiment pour xar yi yomb la waaw kon nañu fexe donc xar yi yomb yéen nekk ci daral yi liggéey loon ci loolu bu ñu jaay xar yi ay njëg yu jéggi dayoo réew mi dafa metti déjà mbas mi gis ngeen nu mu mel xar yi na ngeen fexe mu yem waaye nag waxuñu nag tamit ñuy jaay n'importe comment xar yi parce que ku sàcc xar ñëw di ko jaay di ko bëgg a sànni jaay rapidement jaay à la sauver daw yooyu par exemple du jàll attention xar buy jar par exemple 200 000 francs nga ñëw bëgg a sànni à 75 000 nga bëgg ko jënd kooku xam nga def si bëgg teqali ko yenn yi tamit il faut que ñu koy xool donc ngeen tamit di jàppale seen bopp ñu jàppale leen ndaxte béréb boobu seen i béréb la donc ñun dañu ñëw jàpp si pour que vraiment citoyen ngeen secteur de l'activité économique am importance ngeen di gérer mooy secteur élevage jur gi donc kooku war nañ leen jàppale si liggéey bi te opération tabaski moom daanaka yéen moom seen opération la waaw seen opération la donc daañu leen si jàppale mairie bi taxaw na pour jàppale leen si yépp nag ba si taxes yi nga xam ne bii da ngeen ko war a fay sax yombal bàyyil na leen ko pour que tamit wax dëgg yàlla yeneen ngeen am yërmande si population yi ba nga xam ne bi ku nekk daal dina mën aru am xaru tabaskeem donc leneen li tamit mooy mesure sécuritaire yi am na solo trop ndaxte Samba Boy yi tamit ñu ngi préparé seen opération tabaski comme ñëpp de si yéen lañ ko teg ñoom it waaw ba ngeen fàggul farluwul leen rek ñoom it daañu ñëw dugg si seen i daral jooju di si xewlu ñoom it waaw léegi nag am na lu ñu si wax maire wax na si ñeneen wax nañ si xamante ngeen lu ñu xam Samba ma Samba moo ñu gën xam Samba
kon ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo nekk ci seen biir waaw di bar di jël juru jàmbur yi foofu neutraliser leen bàyyi leneen xel ngeen siy waxtaan ak police ak gendarmerie tamit ñoom ba ñu lu ñu leen bëgg a jàppale bu fekkee ne yéen jàppalewu leen seen bopp tamit jàppale bi du doy dina manqué donc ngeen fexe di jokkoo ak ñoom su ngeen gisee xale bi nga xam ne bi yàgg ngeen ni soupçonné ne kii ngeen jóge ndànk benn élément ngeen nekk bàyyi xel ñoom nag ñu fay teew nag du ñëpp ñooy sol tenue nag dafa am ñi nga xam ne bi kenn du ko wax sax si réunion waaw ñoom daañu taxaw dina am ñi ngeen di seen nii boo ko xoolee nga ni kii policier la mais am na ñi nga xam ne bi doo ngeen leen xam ñi ngi seen biir topp si ñooñu sax ñoo jàpp nag waaw ñuy defkati njombe yooyu donc ngeen bàyyi xel si loolu ngeen ànd ak ñoom ngeen mettre leen aussi dans de bonnes conditions wax nañ ko parce que xam nga nawet la ñu nekk te dañu soxla tente wala béréb bi nga xam ne bi bu ngeen ko aménagé ñoom daañu fa mën a nekk ànd ak teg yéen aar leen aar seen i ay jur aar tamit ñi nga xam ne bi ñoom ñoo ñëw foofu tamit di jënd xar yi tamit te aaru kii bi du rek daral bi parce que da ngay jënd di dem ñenn ñi samba boy bi kar la am na ñi nga xam ne bi sax si guddi gi yenn heure yi la ñuy taxaw di xaar ñu sàggan yi di jënd xar dem tekk si benn charrette di dem waaye dañ lay doogalee nangu ko sew dàq la nga dem waaw kon xam nga nit tamit da ngay moytu booy jënd xar tamit nga dem nga nekk ba yenn heure yi nga dem jëndi ji xar moo gën a wóor wala boo jëndee tamit xar booy ñibbi tekk si ndaamar bu wóor nga dem waaw ñoom tamit xam naa ne daañu bàyyi xel si ay patrouille yi nga xam ne bi pour justement alentour daral yooyu ñu mën leen aar donc loolu tamit dafay bokk si mesures yi nga xam ne bi dañu koy jël ñoom daañuy def ay patrouille daañuy xam naa ne sax waxtaan seen biir parce que am nañu sàkku patrouille mixte da nga maam mais yooyu day dem ba fu muy jamono bu muy war a kii rek bu demee ba jóge xam naa ne ñoom daañuy gën a xool seen i ay kilifa nu ñuy defee ay opération pour traquer n'est-ce pas les délinquants donc dara duñ ko bàyyi incha allah toutes les mesures seront prises mais lu si gën a ëpp solo surtout si wàllu mesure d'hygiène mooy ku nekk na jël mesure individuelle les mesures barrières takk masque booy dem sa daral ba boo ñëwee si daral ba ñii nga xam ne bi ñoom ñooy gérer daral bi ñu mettre des dispositifs fu nga war a laxasoo n'est-ce pas ak ba fa ngay war a jënde jee xar yooyu yëpp dañ la ko war a expliquer ak boo jëndee xar ba pare yan na fan nga war a jaar ba dem génn daral bi dem sa yoon je pense que yooyu yëpp ay organisation interne lay doon te gars yi daañu leen si jàppale aussi au niveau des daral ba nga xamante ni bi daal wax dëgg yàlla ren daañu amal tabaski 2020 si jàmm ak salaam